ah de El Hadj député du peuple. Bougane Gueye Dany wax si nag Bougane Gueye Dany loo koy jox. gëm sa bopp loo koy jox. Birima. parce que genn kàddu ga El Hadj Mamadou Mansour sa li nga sol rafet na de. mais tey waa plateau bi tey da ngeen metti. fii yëpp tey ku ne da ngaa joxe 10 000 de. ziar de lañ doon andi. Birahim Diadji Touré joxe na junni. joxe na 10 000. non nañ jàpp waa caat. déet peuple bi da koo soxla peuple bi da koo soxla. ma bàyyi ginnaaw luñ dundee lay wut. nee na dafa am lu mu lay jox. tey ma laa joxeel kon. lu mu may jox. ah kii. maam fi nee na pourtant bi mu la jox baax na de. ban carton la. ban carton. zone. boo yóbbal bi 3 4 5 6. yow 12 carton nga. ay jërëjëf Mamadou Fofana ñu lay jaajëfal mën nga ñu tourner retour bi en attendant jaajëf baax El Hadj Ahmed Aïdara mu nekkoon li yéen kaay xëy fësal mu ñu koy jox saa su ne ñu jàll ci jotaay xibaar bi Mamadou Fofana kon bon week-end ayca ñu jàll ci jotaay xibaar bi gannaaw ba ñu dalalee El Hadj Mamadou Mansour maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maam. na koy tey sant yàlla alhamdulilah ak suba gi. sant yàlla bu baax nga génne nii baax na de. bon ajuma ji. ah ajuma ji. da ngaa beral loxo ajuma gi. waaw tey moom. tarkaal la tey daal da ngeen soxor si ajuma gi tey jii. nañu la gis Birahim Diadji Touré fi mu génne. si njaxas bi di waajal. gis nañu la yow tam le 11. non gis naa ko. far rek taalibe Cheikh Ma rek. waaw taalibe Cheikh Ma rek. taalibe Cheikh Ma di nuyu bu baax sang bi Ibou Seydou Laye. xam nga moom opposition bi comme ñun fii Dakar ci rédaction centrale yi opposition bi ñu xam mooy ñu nekk tête de file ci bopp parti. te ñooñu amuñu pratiquement base politique bu dëgër ci gox-goxaat yi. am na loolu mooy problème bi mais boo demee ci gox-goxaat yi. mouvement yi fa nekk ñu ngi def ay sensibilisation. ñu ngi waxtaan ak seen ay nit ñu ngi leen di wax ñu dem bindu ji. non seulement ñu ngi leen di wax ñu dem bindu ji mais li am Thiès yamul Thiès. daan pratiquement dëkk yi yëpp la am. muy officier d'état civil di maire bi nga xamante ni bi dafa war a ut certificat de résidence. day takk biiru yenn ci ay jeunes yoo xam dafa foog ni ñooñu duñ ko voteel wala féetuwuñ ak parti pouvoir bi. man am na ñu ma ci wax dem mën leen mais du maire kese mooy defar résidence. tout à fait dem leen brigade. wala ngeen dem commissariat am brigade loolu benn la. ñaareel bi ci des seen ay leader am nañu sañ-sañu contact sous-préfet wala préfet wala gouverneur ndax loolu maire bi def du yoon dafa war a disponible ci kanamu askan wi bi ci des nag ci résidence yooyu. ngeen veillé te vigilant maire yu bëri déjà commencé nañu sàcc élection yi. tey fu mu nekk maintenant ci résidence yooyu ñuy wut la ñuy def transfert d'électeurs moo tax ma ne leen fokk ngeen vigilant dëkk yi dend ak yéen na ngeen fexe ràññee ñi fa dëkk ak ñi fa dëkkul ngeen di veillé bu baax ci comité yi ak ñi bindu yenn localité la ñu bokk mais bu ngeen amul ñi leen représenté ci commission yi bu fekkee vigilant wuñu bu baax a baax. daañu xëy inscrire 100 personnes yoo xam ne pratiquement 80 yëpp du ñu fa dëkk dañu leen transféré et bu ñu ko waxee am nañ ci expérience ci élection locale yi la ñu weesu moo tax nag ma ni nañu vigilant ba noppi dem ci brigade yi ba noppi itam kalaame leen ci autorité administrative ba fa nekk sous préfet gouverneur parce que maire yi ñu commencé sàcc te xam nañu nit ñi bëggatuñu leen moo tax nag faaw ñu encadré ndaw ñi seeni ay militants pour ñu mën a bind massivement mais itam vigilant ba maire yi fa nekk nga xam doyal nañu du ñu continuer di sàcc élection yi ci transfert d'électeurs. clinique privée yi maam bu ma nekkoon seen conseil wala ma bokk ci ñi leen di jox xalaat dama leen di wax ñu bañ a tomber ci piège bi université privée yi tombé woon. ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw seen ay une dizaine de milliards. Macky famille yi. pour ñu fay leen te fayuñu leen muy école privée yi. ñoom itam kenn ku nekk yaa ngi bokk woon ci sa suq di liggéey. gis nga li dal clinique amitié injustice la. muy client bi ñu facturé mu génn publier facturation partout et moom moo accepte dem ci clinique bi. jox ko proforma société mu jox ko facture privé la ñoom bu ñu xaar dara ci gouvernement bi bu ñu defee demande oxygène bu leen société bi joxee seen commande boobu xëyoon bu leen joxul seen commande boobu ñu këppoo seen këll nekk ca fa ñu nekkoon li tef dunde ba nekk sikket sax sikkim mën na koo dunde ba xëy dee. ñu nekk seen i activité ba ñu dépendre wala ñuy xaar lenn ci business Covid. fii ku fi ubbi béréb bu fajukaay daa faj parce que sénégalais yëpp a tawat mais gis nga lii ñu commencé léegi nii Abdoulaye Diouf Sarr ci kàddoom moo ni dafa laaj organisation
mais est-ce que gis ngeen benn yoon méthode wala organisation bu sérieuse ci Covid-19 bi fi commencé ak léegi. dafa bëri ay wax yu dul sax daf ci bëri ba ci séddale dund bi ba ci yeneen ak yeneen ba ci moment bii ñu nekk dara sérieux wul ci ŋab bi nu réew mi ndax ni dund gi yokk mel ni mool wu dagg te amul contrôle. léegi nag ñoom clinique yi seen association boobu laata oxygène di manqué la veille wax naa ko dama koy bamtuwaat dañoo xëy altine bind benn communiqué alerte sénégalais yi ni leen kiy joxe gaz oxygène bi day daf koo yokk teg ci taxes yi ñu xamul ñun lan la. taxes yooyu nag mënuñu koo teg lu dul ci ndoddum ki tawat kon ki tawat na xam ne bu facture am yokkoo Sahel gaz biy joxe oxygène bi moo ko yokk communiqué bi xam nga leer na le lendemain ginnaaw seen communiqué boobu le lendemain la kenn benn malade benn patient génne benn facture bu cher ci clinique amitié ma ñu leen tooñ nañu clinique bi parce que liggéeyam doo nga lay def et alerté woon nañu démb le surlendemain Diouf Sarr dem gis waa Sahel état bu soxla dafay accaparer gaz bi yëpp ñoom seeni commande ñëwatul te li état bi jënd ci ay commande waxoon naa leen organisation du ci am xam nga ni tey clinique ñaar bu yaakaaree butéelu gaz bu jógee ci ministère de la santé ñëw clinique am danaa nax boppam ak ñeneen ñu mel ni ki ñoom moo tax ma ni clinique yi bu ñu ci sonal seen bopp nañ nekk fa ñu nekk ku ñu war a defal gaz ñu defal la ko bu ñu amul gaz ñu renvoyer la feneen te continuer seen liggéey parce que Covid bi amul organisation. ñoo jiite guerre bi kër docteur jamono ji waxuma la sax jafe-jafe yi ñuy jànkonteel koppar bi ñuy laaj kenn joxu leen ko tëddatuñu ba nelaw ba yandoor waaye tey jii ñoom la jàngoro ji di gën a sonal. mais parce que amuñu ay jumtukaay Covid-19 dafa sérieux ba nga xamante ni bii mënoo ci dem te amoo ay moyens ci wàllu colka ci wàllu comportement ak itam équipement bi nga xam ni moom ngay demee ci ñi nga xam ne ñu am tawat ji et ñoom ñiy faj xam nañu limite bi ñu am ci ay jumtukaay mën koo assister ki tawat kon ñoom itam bu ñu nekkee victime ci tawat ji noonu la ñuy souffrir comme malade bi loolu benn la boo gisee yenn ci ay kilifa politique yi wax naan il faut cette affaire soit tirée au clair muy affaire u docteur Niang bi mais docteur yi di dee ndax Covid-19 gestion boobu la ñu war a tirer au clair loolu mu ëpp fayda fii Sénégal fii wax fi détournement wala wax fi lu ñuy jël sàcc ko di koy jaay loolu du fi defit daaw ci jamonoy Covid-19 bi ñu fi dajalee 1000 milliards laa ni la ko commencé ci ceeb ba journalistes yi posé nañu ay questions fu ceeb bi jógee journalistes yi posé nañu ay questions ci ay commandes ñuy dem ba sommet ki ñu ko commandé woon te indiwu ko est-ce que mujj naa ñëw journalistes yi wóor na leen ni kit alimentaire bi ñu waxoon ni moom la ñuy jox nit ñi ci wàllu ndimbal joxuñu leen ko te wóor na leen ni nombre bi ñu waxoon ñu bind leen joxuñu ñooñu te gis nañu ba ci quartier yi boo ñëwee ci ni ñu koy séddalee dafa des maanaam buñ la joxee ceeb jox la macaroni des na saabu des na diw ku ci am kit complet bi Mansour Faye annoncé woon daanaka ci Sénégalais yi bariwul ñu dem ba joxe rapport bi ñu gis ni am na ay manquement c'est quoi manquement mais lan mooy manquement ci 1000 milliards non détournement wala sàcc amul manquement parce que Birahim Touré su ma ko joxee junni ni ko joxal ma Mame Mbaye juróom-ñetti téeméer joxal ma Mame Sidi téeméer joxal ma MD 250 yi des indil ma ko boole ko ci kayit yi ma la joxoon noonu la ko Ablaye Wade joxe woon exemple 2006 ci Idrissa Seck ci détournement wu chantier Thiès yi mais noonu la amee waat ci Covid-19 Sénégalais yi foofu lañ doon xaar ay sanctions ak tirer au clair mais pas affaire Niang bi léegi nag ci tiraillement boobu ñu nekk xam nga kuy nekk victime bi agent de santé yi nga xam ne amuñu kayit amuñu plan de carrière amuñu ëllëg bu wóor dañu jàng métier ba noppi am fu ñu laxatu rek dañuy xëy dong yor seen sac ak sol seen blouse mu nekk musiba ñooñu ñoo exposé wu ak xam nga ñan population bi nga xam ni bari na ci ñoom tey ñuy poser ay questions ni est-ce que ñiy dee sax ci kër yi amu ci ñoo xam ne Covid moo leen rey taxamuñu alors mu nekk jafe-jafe yoo xamante ne nga naan ñii c'est-à-dire que xamuñu sax fu ñu teg seen tànk doy na waar xamuñu fu ñuy teg seen tànk je ne pense pas fooguma sax ni moom dina topp am na ko de bu fekkoon bëgg na ko mais fi mu toll ak sage bi mu nekk ak ku gis at yi ñu weesu ni mu dundee ci wàllu dal ci wàllu dëggu ci wàllu comportement bu am classe ak moral bu baax fooguma ni sax dina wàccati ci géew politique bii nga xam ni tey salte na loolu te tilim fooguma loolu ak dëgg yi nga xam moom la doon émettre ci surtout ci manifestation yu mujj yi depuis mu nekkee médiateur la moo ko yóbbu sax ci médiateur ñu ngi fàttaliku bi ñu koy wàcce fekk mu nekk Makka nga xam ni toujours ay kàddu yu dëggam
fu ko waay fekk bàyyi ko ak moom. donc est-ce que dañ ko fay bàyyiwaat wala duñ ko fa bàyyiwaat mais fooguma mu fekk si leen ci seen géopolitique bi nga xam ne fi mu nekk nii moom salte na par rapport ak li mu mujjee wane ci wàllu sagesse ci at yi mujj yi bi ci des mooy UMS ñoom magistrat yi. dañu jox leçon ba ci même seen njiit di président de la République ñoom ñaari mandat ngay am doo ko passé. et loolu moo sérieux ci am réew. yow mënoo fekk réew mu am 16 millions wala 17 millions personnes ñu jox la génn këf parce que am na xaalis rek parce que am na koom parce que am nga ci connaissance ak ci relation am nga ci ouverture yow nga lànk ni doo ko bàyyi. ñetti mandat ba yóotu ñeenti mandat yow boo defee ñaari mandat jeexalal yenn saa yi nga def ñaari mandat jël benn ba bañ koo boole ci mandat bi ngay validé tudde ko mandat boo xam mandat wu doxantu la woon. yooyu yëpp duñ ko bàyyi mu jàll il faut ñu jéem a toppandoo comme magistrat yi. boo defee ñaari at sa mandat jeex parce que ñi nga àndal te ñu tegoon la fa am nañu xam-xam comme yow am nañu compétence comme yow tey maam gis nga ñëpp mën a jiite Sénégal ñëpp laa wax ñoo mën a jiite Sénégal sax kaa jiite fédération sax kaa nekk ci benn poste ministériel. ñëpp a mën a jiite ay direction ñëpp a mën a jiite leneen ak leneen. nga xamante ni ñu bari ci ñoom wane wuñu dara lu dul incompétence ak jalgati ak détournement ak xuloo kese la ñu wane. mooy seen bilan xam nga ni lii am ci fédération bi dil la. mooy seen bilan. mais magistrat yi ñu mu ñoo def loolu. moo tax Téliko moom itam jaar-jaar bu rafet bu courageux la jiite union des magistrats du Sénégal tey d'ailleurs moo ko indil jafe-jafe yi ba kenn ku ne di ko bànn ba rajee xam nga ni Sénégalais amul woon fi tuddi bànn ba rajee am magistrat. mais dëggoom gi mu dëggu moo am ñu mu arrangé wul ci côté ci ñu am doole ba tax ñu tooyal ay laafam ba kenn ku ne di ko bànn ba rajee côté bu nekk mais félicitations. nit dafay gore boo jiitee ñaari mandat da ngay jox ñeneen ñu doxal. loolu mooy Sénégal te loolu mooy. un DG. peut en casser un autre. ah. un DG bu daaree coach. waaw DG peut en casser un autre. suba ñaari assemblée générale ñooy am ñaar ci Sénégal. ñaari AG de renouvellement. UMS fédération. Sénégalais football. kii UMS bi ñaari mandat la def. nee na damay dem. coow amul. même ci même heure bi même bis bi beneen assemblée générale bu borom def na ñetti at. fekk fi fukki infrastructure yoo xam ni FIFA daf ko homologué ñu fay def ay compétitions internationaux tey Sénégal tey amul benn stade homologué benn non loolu dañ si ñëwaat laaj dañ lay téye fii kay il faut nga taxaw non bu demee laaj dama ko nu yónnee sama ñetti kàddu yu dëgg rek da ngay dem ni bàyyi Pape Nane buñ ko defee deal ak yëpp taxul Sénégalais ànd ak moom parce que bu ñu toogee ba léegi Augustin di dig stade la jox 100 millions pour ay pelouse ay nangam ci campagne am c'est-à-dire que ñu toog ci kanam di ko déglu sax di ko valider ñun ñoo yab Sénégalais yi parce que yow fekk nga fi dama ne la dafay fekk ay fukki stade wala lu ko ëpp yoo xam ni dañu leen homologué tey muy dem bàyyi fu benn stade bu ñu homologué xanaa loolu kay mooy lajji mais loolu kay mooy échec ba noppi di ñu digaat ma ni Dakar benn yoon lay saf jàmm nañu la jàmm muccaat nañu la xam nañu fi man yam dootoo saf dañuy daggi beneen Dakar bu bees Dakar benn yoon lay saf Augustin Sénégal yi tamit foo ñu ñimee di wax lu tax ñu yàpp politiciens yi parce que du fi am troisième mandat ministre bi dafa lajj kii dafa mais parce que démocratie boobu war nañu permettre ñun tam ñuy wax Augustin ni ko ni nga doxale du yoon et du yoon seen deal boobu noonu du yoon kenn dafay def li fi kii def ki nekk seen génération ki nu mu tudd Madi Touré dañ def comme moom dañu génne ay Sadio Mané dañu génne ay Ismaïla Sarr dañu fekk àll bu kenn dëkkul ñu ndànd fay ñu def fa lu mel ni li am Déni Biram Ndaw te ñu naan amul expérience ci wàllu football ñoom ñu am expérience ñoom ana seeni club Ablaye Sow ana clubam Augustin ana clubam ñoom Amadou Ba ana kii waaju ba borom nawetaan yi ñoom Amadou Kane kañ la nekkoon ci nawetaan man ba mu juddoo ba léegi man Diop xuma keneen ku jiite nawetaan ku dul Amadou Kane ba léegi moo fi ne soxla suba la jaajëf El Hadji Mouhamadou Mansour Diop rendez-vous bi kon 13h. non gi ñu tënk. ñun dana ko tënk. waaw est-ce que dina am loolu. waaw est-ce que liberté bi ñu. dina nangoo wax ci sujet yëpp ñun suñu métier moo ñu permettre. ak domaine yëpp. ñuy def édito chronique commentaire analyse et cetera. dafa bokk ci ànd ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. naka suba gi. sant yàlla alhamdulilah naka week-end bi. ça va ça s'est bien passé. tey fajar gi taw bi sonalu la. non pas tellement ça va. sant yàlla. jaajëf waay ak usine ba sa diwaanu Kaolack la nekk waa Kaolack baykat yi ñooy jàmbat engrais. wane rek nit ñi ñàkk a joxe dëgg-dëgg fu la baykat yi parce que bu ñu leen bëggoon a accompagner xam ne jox nañu leen jiw boo xam ne seen alal la ñu exposé kon daañu leen jox engrais bu ñu leen bu mën a accompagner seen mbay ba ñu def récolte bu baax mais nag xam nga koo joxul jiw
lijjanti woo fan la jëli jiw wala li nga koy jox ay quelques kilos la xam nga ni mënut def récolte bu baax bu dal xel wala récolte bu mën a fay bor doo sawar ci di ko jox ay engrais te dañu gëmloo maintenant béykat yi affaire de business mooy bu ñu tollee ci jamono ji béykat yi soxla ñoom lu ñu am ay engrais ay jiw duñu leen sax faale ku génn xaalis wala ñu koy jox wala ku leen gëm ci wàllu politique wala ku bokk ak ñoom xalaat wala benn businessman bu ñu bëgg a transformer benn millionnaire. alors bu ñu demee ba gerte gi ñor béykat yi maintenant téye ñoom li ñu soxla ñoo leen di utal fu ñu koy jaayee ak ay prix yu bon jamono jooju daa chaque jour dama koy wax béykat yi ñoom ñoo téye or bi mooy gerte gi bu ñu produire ba noppi lu ñu ñàkk-ñàkk lu ñu sonn mënuñoo gën a sonn waxtu yu ñu soxla engrais te gisuñu ko nañu téye seen gerte xool marché bi xool côté transformation xool kiy jaay prix bu baax gis nga gerte dañ ko libéraliser kenn moomu ko segam jëndkat bi la kenn moomul sàkkaa jaaykat bi li ñu fi doon def daaw jéeg di dogaale ñuy def mbàpp di jëndee gerte gi ci marché noir yëpp ay caaxaan la woon rek xam ne mënta nekk gerte kenn mënta contrôler baykat bi ni ko kii nga koy jaay ñoom nañ dem ci naaj wi tey ku yendu ci naaj wi di nga xam ne naaj wi neexalul kenn bu ñu demee ba egg nag ci déqi ba dajale ba naaf ba bàcc ba jëri ba noppi nga yow say saaku gerte ñu naan la kilo ñeen fukk ak ñaar loolu mooy waxu caaxaan wala kilo juróom fukk seen ceeb bii ñuy yokkute amuñu ci yërmande seen diw gii ñuy yokkute amuñu ci yërmande seen suukar bii ñuy yokkute amuñu ci yërmande moo jox baykat bi raison mu téye gerteem ni ku ma fayul téeméer du ma ko jaay et téeméer boobu ñuy wax noonu baykat bu téye gerteem transformé ko mën na ci am lu ëpp téeméer parce que ci xotti ak fi jamono tollu tey boo demee Touba am na fa ay petites et moyennes entreprises yoo xam ne dañuy defar ay repas defar ay aliments de bétail yoo xam ne gerte amatul lu ñuy sànni ni ngooñ chéré ngooñ dong or la xottu gerte or la gerte ci boppam waxaale wu ma ko amul lu ñuy sànni ci gerte donc ki koy bay nag moo war a xam valeur li muy boy téye ko ak lu mu xiif ak lu mu sonn jéem ko transformé jaay ko ni mu ko neexee am ci koom moo xam ne déwén du soxla ko jàppale te mu waajal ci boppam jiwu parce que ñii ñu jiite amuñu yërmande ci baykat yi boo demee ci kaw gi ngay xam ni fàtte nañu baykat yi ci jamonoy nawet bi bi ngeen di rawatle ci ay charrette la ñuy yéeg fu ñu jàngee sax gis nga mu ngi koy wax sànq ci ay jafe-jafe la ñu ne xam nga neex am na gën a neex am na neex lool am na te ni sax xëy na bu jotee booba lay neex mais jotul xam nga tenue yooyu ñuy wutal xale yi lan laa ci commencé gis sax gën a distingue ñi seen bàyyi ndóol ak ñi seen bàyyi am par exemple bu école yépp nekkul tenue xam nga li ñu ci jubloon mooy bañ a xàmmee élève bu nekk kër gi muy jógee par contre xam nga looy gis doomu mambay bu tenue bu ko solee 3 mois mu commencé ràpp dina ko mën a jëndal yeneen même couleur yeneen toujours dafay sol lu bees doomu Mansour Diop ñaari tenue yi mu commencé moom la école yi tëjee loolu jubloo too ci xale yi bañ a xàmmee ku bàyyam am ak ku bàyyam amul mais da ngay leeral ki bàyyam man ak ki bàyyam mënul loolu benn la beneen bi ci des mooy tenue yooyu lan la ñu ci jublu ci séddale ko ci Sénégal gépp c'est-à-dire la mooy objectif bi quoi dëggantaan du dong xanaa xool ki am ak ki amul jamono ji nga xam nit ki da nga koy solal tenue mu am melokaan ba noppi nga dugal ko ci ay mbaar mu taw ci kawam bu génnee nan lay demee c'est-à-dire mënoo nekk ci réew moo xam ne lu néew mat na 3 junni abri provisoire bu ko ëppul ay sàqet te xam nga bu ñu wax abri provisoire ngay de bu ñu topp sax nag appellation français bi abri provisoire fooy dalub néggandiku mais waxuñu la fooy toroxe tuddul fooy dem pour misère fooy dem pour wala kaana dafa la ñuy jàngee dañ koy defar boo xam ne buy taw doo tawte du am ay fel du am ay jinax jaan du fa mën a dugg mais yéen ñëpp mën ngeen ànd ak man ñu dem ci àll bi ñu dem ci abri provisoire li ñuy woowee ci Sénégal abri provisoire du abri provisoire dencukaayu ay walaakaana lañ jaan bu ñëwee dafay dugg jinax bu ñëwee dafay dugg njugub bu ñëwee day dugg fi xale yi nekk souvent mu am fel bu tawee day senn loolu du abri provisoire loolu yow mi éleveur doo fa denc say xar loolu yow mi béykat bi boo bayee récolté ba noppi doo fa denc sa gerte doo fa denc itam sa dugub loolu tuddul abri provisoire. nit waru fa ne. ba bérébu misérable kaay la loolu du abri provisoire mënu am nag yu mel noonu ci ab dëkk am ci ay junniy élèves yuy fréquenté place bu mel noonu nga naan da ngay jël 10 milliards di leen ko ñëwale ay tenue soxla wuñu loolu li ñu soxla mooy foo xam ni bu suñu doom yi jàng du ñoom ay fel bu suñu doom yi jàng dinañu am fu ñu teg seeni ay kay pour bind bu suñu doom yi jàng
bu tawee du ñu tooy bu suñu doom yi jàng daañu am fu ñu toog mais abri provisoire boo xamante amul sax foo toog ay banc kuy ñëw da ngay indaale sa benn banc wala ñu lal si jaada toog ci suuf ci école française bi ñuy wax fii ni moom na ñuy tiita ko comme nee nañu ko jàng français donc foog nañ ni moo war a yeewu école boobu di dund ci wala kaana googu misérabilité boobu ñu naan dañuy jël 10 milliards def ko ci ay tëni il faut ñu bàyyi di caaxaan te ñu respecté sénégalais yi ak xalaatu sénégalais yi nañu tabax ay salle de classe ut ay table banc te contrôler anam gi ñuy jaayee ay fourniture scolaire bu école ubbee maam tey ñu néew ñoo man seen doom école ubbi rek ñu jënd fourniture yépp à la fois ñu néew ñoo ko man Sénégal parce que tellement dafa cher ay livres dafa cher ak cahier Sénégal ba kenn mënu ko contrôler loolu mu gën nekk farata luy tëni tëni nga xamante ni ça coûte même pas 2000 nga dem fii ci benn bal jënd fa ñaari rouleau yu niroowul daanaka tëni ba dalay coûter ñun ñuy fréquenter internat yi ci wàllu daara xam nañu ko c'est pas coûteux nañ bàyyi caaxaan yi ñu naan 10 milliards. Birahim xanaa dafay firndee na kon ko dafa manqué fii ci Dakar érage. dafa manqué te ñu ngi xalaat def ay lal faneen cité na fu mel ni Mbour. li ma gën a metti ci côté boobu maam mooy fu mel ni Mbour revenu yi mu am ci wàllu tourisme tey mënoo xayma ñaata hôtel moo am Mbour. revenu yi mu am ci wàllu exploitation naturelle bi muy béton et cetera et cetera communes yi bu mu ci doon boot na ci ay hôtel wala yeneen revenu yoo xamante ni bii ay source la ci wàllu suuf yoo xam ni tey bari na sax yoo xam même laata gouvernement bi doon dem mënoon na ko defal boppam surtout ci xeetu hôpital provisoire yooyu ñuy waajalal ñi nga xam ni Covid def leen jàpp loolu benn la dafay wane ni waxuma la changement ci gouvernants yi nekk ci kaw mais même gouvernants local yi dafa jaadu ñu changer leen pour incapacité bi ñuy wane ci seeni ay localité ba loolu benn la ñaareel bi ci des bokk na Birahim mi ngi koy wax sànq bokk na ci ñi nga xam ni ñu gën a dëggu ci seeni ay propos c'est-à-dire que man dama bëgg ci information te dafa xaw a jafe ci Sénégal yi muy info boo xam dafay am précision yoo xam du ay xalaat naa wala weddi te bëgg a weddi Ousmane Diallo lay jox ay chiffres yoo xam ni dafay méngoo exactement ak li nga xam ne yow loolu nga soxla pour xam ko wax la lieu bi nga xam ne exactement foofu la ñu ciblé pour def fa nangam bi ak nangam bi te loolu la Sénégal yi soxla tey ci wàllu Covid bi mais question bi ma bëggoon ñu poser ko nag mooy fan la ñu toll ci xeex bi parce que tabax ay CTE baax na mais mooy wane ni kon yow yaa ngi jëm rek kaw nombre ñu am Covid ñu ngi gën a yokku ñi dee ñu ngi gën a yokku ñi laaj ci réanimation ñu ngi gën a yokku alors Sénégalais yi fi nekk dañu tiit benn tiitaange boo xam ni dañu bëgg a dégg mooy ñiy tane par jour di génn tolloo ak ñi wopp ji dal te noonu la ñuy xaymaa Covid fii ak ñi muy dal par jour mu ngi mat ñaar ñi nga xam ñoom ñooy wér di génn mooy wopp jaa ngi continuer di gën a yokk ci Sénégal donc ñoom ban pexe la ñuy def fu ñu toll ci lutte bi ci seen masque yeeg seen arrêté yu ñu jël fan lañ ci toll pour dalal xelu Sénégalais yi ni wopp jaa ngi dellu gannaaw rencontre yi ñu ngi am cérémonie yi ñu ngi am bala ma jooy jàpp week-end benn politicien bu dëkk ci benn localité dem ci localité am mooy yóbbu fa ay masque et cetera dajaloo def benn rassemblement bu fa kenn amee Covid bala ma jooy jàpp ñu joxan nuyonte ay loxo nii te ñu ni loxo day dafay Covid mun na fay jaar fu ñu bàyyi caaxaan rassemblement yi la ñu war a aaye définitivement buñ ca noppee itam ñu xam ne Covid bi yegg na ci bu njëkk ba fa mu yeggoon non moo raw bu njëkk ba sax ci wàllu médical mais ci wàllu pauvreté ak ndóol gi mu sababal askan wi daanaka yeggaat na fa ñu xalaataat ci dund gi nga xam dafa yokk partout maam diw yokk na suukar yokk na ceeb yokk na yéen a ngi koy wax mais Sénégalais yi dañu koy jënd mais ñoom tey lan la ñu def pour woyefal Sénégalais seen dund boobu bi ñu xamee ni dara doxul ndax wàllu santé boo dajalee tout sax boo amee benn mbokk bu sibiru day waabale li nga dajale woon akas néew balaa sibirum boobu di tànnee waxuma la Covid yooyu boo ko dajalee na nguur gi génnee quoi te gën a baral seen ay jéego xam ni askanu sonn la ñu jiite. ci lu wér askanu sonn la ñoom ñooy pavé seen dëkk ku leen sa jàppale baax na. xanaa xamuma moom am na benn phénomène bu am ci localité yi. bu doy waar gis nga bu fekkee am na benn quartier boo xam ne maire bi jiite dëkk ba. xam na ni majorité nekkul côté boobu bu ñu amee benn dépotoir mbalit bu salté buy sonal waa quartier ba maire du gaaw a intervenir da leen di seetaan di leen xool phénomène bu doy waar bu bon bu am ci ay communes yu bëri yoo xam ne mun naa la ciy citer ñu ànd ba mu wan la ay sën bu koñ ba bu leen maire ba bu fekkee maire ba xam ne amu fa doole mu bàyyi leen ndax mbalit da leen di bàyyi ak mbalit au contraire sax day cautionner ñu fay continuer di sotti mbalit te du mujj fenn mais loolu nag la importance su
service d'hygiène am ci ab dëkk. parce que am na pouvoir yoo xam ni maire mënu koo tey def mu liggéeyam ci ni mu jaadoo ndax ñoom politique ñu li am Pikine 700 dafa metti te dafa ñaaw. parce que dañu dem ba mënatuñ ko supporter ñu génn manifester. et gis nga manifestation bi xale yi ak mag ñi ñëpp a jaxasoo. ñi takk masque ci ñoom bariwul mais fallait que ñu génn manifester te ñu ngi ci jamonoy Covid. dañoo sonn te ñu ngi ci jamonoy Covid gis nga risque yooyu yëpp kan mooy responsable bi les gouvernants gis nga li am tëngéej nii muy pavage yooyu ñuy wax noonu waa ji bu fekkee amul ndimbalal yàlla waa quartier ba léegi ñu fekk leen fa ni leen yéen a ngi def ci mbeddum dëkk bi ñëpp bokk lu ngeen amul autorisation maa la wax loolu bu fekkee am na ay politiciens yu fa nekk yu ñu njoxt ni xëy na ci ndaw ñi am na ñuy politique ñu bokkut ak ñoom gis-gis léegi ñu am kayit bu leen di notifier ni leen arrêté leen ce que vous faites parce que amoo leen ci autorisation c'est-à-dire que dañu am ay ñenn ñoo xam ne dañu bëgguñu soppite ci wàllu askan wi bëgguñu keneen ko am beneen vision wala ku am beneen xar kanam loolu arrangé wu leen sax parce que dafa yàq seen affaire dañuy xam ni nekk nañu fa am ay poste de responsabilité te amuluñu askan wa benn njëriñ fi mu mujj lépp lu baax lu ñu xalaat ca quartier ba ñu tuumaal ki kay def politicien xeex ko ba loolu du continuer mais comme affaire nawetaan la affaire ASC la nañu am fulla accéléré ko continuer luñ ci góobee gar ko pour soppi seen xar kanamu dëkk parce que Tëngéej ni muy inondé boo amee xalaat dajale li ngeen am def ay pavage maanaam moytu ko inondation bi ku la ko bëgg a xañ xeexal ak moom ci kaw fulla kalaas continuer ci li nga nekk parce que souffrance bi Tëngéej di dund ci jamono inondation jamonoy nawet ñëpp xam nañu ko waaw ñëpp xam nañu ko donc nañ jël seen ay responsabilité te xaar ni ëllëg gi si biir politicien benn mën na leen faa fekk pour jéem leen ko aaye mais nañu bañ bu boobaa jaajëf le député du peuple El Hadj xam naa fii nag tàng na duñ la téye waaw loolu itam bokk na ci palabre bi waaw tàngaayu fajar moom baaxul tàngaay digg ba cëg lay baax rendez-vous 13h waaw xam naa ni techniciens yi dinañ jéem a trouver solution le plus rapidement possible ngeen xoolal ñu suñu clim bi la parce que itam pour sam xel di xalaat ngay mën di wax lu pertinent day laaj foo nga nekk foo xam ni waaw mais fii moom le député du peuple rendez-vous 13h ci 89.7 Zik FM ngeen koy am jotaay xibaar Dakar bi nga xam ne mooy épicentre bi ndax duñu ko quarantaine ci technicien bu toll ni ki moom donte nag xam naa ni décision la boo xam ne xëy na ci cëppaandoo ji politique moo koy jël mun na doon lu xaw a jafe aussi mais lu ci mën di am comme ni ma ko waxee nit ñi nañu continuer di respecter mesures barrières yi wax naa ko barki démb bi nga xam ni dafa battre record bi muy fanweeri nit ak benn yoo xam ne faatu nañu démb fukk ak juróom-ñeent mais teewul dama ni li tax sama xel commencé dal mooy bu ñu demee ba yegg ci ñiy tane di génn di xaw a tolloo ak ñi muy dal par jour xamal ni mu ngi commencé dellu gannaaw et barki démb ñi génn moo ëpp ñi mu dal démb c'est vrai que ñi mu dal moo ëpp mais tuuti la ëppee quoi donc mu ngi commencé di yokk ñi nga xam tane nañu di tolloo aussi ak ñi muy dal loolu itam yaakaar la de toute façon li ëpp solo mooy nit ñi respecte mesures barrières yi di takk ay masque di laal ay gel bu ñu ñibbisee ci seen ay njaboot ñuy laal savon balaa ñoo fréquenter njaboot gi di dandante itam loolu itam lu ci mot a bàyyi xel virus dafa xaw a doy waa bu ñu sukkandiku ci ñoom borom xam-xam yi donc même boo takkee masque laal gel mais dina jaadu ci ñoom seen ay recommandations nit ñi di defante distance donte benn mètre te loolu dama gis ni ci bu mujj bii nag ci mesure barrières yi taxul ñu sàmm ko bu baax a baax te lu ci mot a bàyyi wàlla xel la nañuy respecter distance bi ba ci même ñoom gouvernement bi boo gisee ci yenn rencontre yi démb rek manqué woo lu bëgg démb bi ñu demee jàlle ji Cambérène da ngay gis ni jigeyantoon nañu lool ñun ñëpp takk nañu ay masque mais jigeyantoon nañu lool te distance bi wax dëgg yàlla mooy première charte wala ponk bi nga xam ni bokk na ci mesure barrières yi lu am solo respecter gestes barrières mën nañ taxaw ni mukk du fi amee nga Touba moom maire ba fa nekk xalifa moo fay teg donc maire ba xam na ni gënta bëgg waa dëkk ba fokk mu liggéey donte woon sax nag maire ba fa nekk téewul am na ñuy contester gestion waaw donc Touba dafa nekk modèle ci lu bëri surtout Touba ca kanam ci wàllu réalisation ci wàllu vision bi ñu am parce que boo xoolee tey université bi ñuy tabax Touba nga xam ni avenir ëllëg ci njàng la nekk mais boobu la université beneen valeur bi muy indi ci wàllu xam-xam day décomplexer nit ñi c'est-à-dire que Mame Mbaye Ndiaye mun na jàng mën na nekk maçon mais xëy na bu demee fenn dañ koy laaj diplôme est-ce que ingénieur est-ce que nangam mais université boobu daf lay permettre nga dem ba am âge bii ma am man dem inscrire jàngat am diplôme
yokk ci li nga xamoon ñu jàngal la ci këyit nga yokk ci pratique bi nga maîtriser woon déjà. muy beneen méthode ci wàllu jàng boo xamante ni bii sëñ Mountakha moo ko initié lu am solo. te yooyu ay yoonu développement la yoo xam dëkk bu nekk war na ci jël ay royukaay tabax ay bureau bu fajukaay. li ci ëpp moo di waa kër docteur te tey jii ñoom la ñuy gis ñu taxaw di laaj seen ndàmpaay. bu ñu sukkandikoo ci Sidiya Ndiaye di ma ko waxee démb 300 et quelques personnes ñoo ci des. bu ñu ko xaymaa 100 et quelques millions la loolu mënut a gouvernement comme ni ko Birahim waxee. même bu fekkoon milliards mënu ko tëj comme dañu nekk ci guerre te ñoom ñu ngi jóg di wax ni dañuy xeex ko. bañ ci turu parti. bu fekkoon nañ ko teel a notifié sax. mais bàyyi ba ñuy fóon ay élection nga soog ko notifié loolu moo xaw a salte fi ñu sukkandiku mooy ci constitution bi nee na ñu xëy na bu fekkee loo xam dafay jeexeetal ci wàllu xeet. mais Gelwaar du xeet. dynastie la woon ci cosaan ay buur la ñu woon. cosaan la mandeng la woon ci néegu ndeyam après mu ñëw ci néegu ndeyam nekk mu ñëw ci séeréer yi implanté wu fa ba nguur gi mujj des nekk nguuru Siin Saalum. donc nguur gi royaume bi moo tuddoon Gelwaar. mu ngi jeex ci 1969 taxu koo yàgg lool. mais loolu dàkkantale ko sa parti sax protéger sa wàllu cosaan la loolu amul gravité. tey Gelwaar boo ko laaj Sénégal fii kan ngay jékki-jékki ni ko pëkk mu yeewu ngeen ko Gelwaar mooy lan du la ko sax wax. ñëpp xel yëpp ci filmu Gelwaar bu Ousmane Sembène la ñuy dem. gis nga caaxaan baaxul mais bu doon may Babacar Diop nag. non nañ ko soppi xoolal nañu génne yaakaar bi ci seen i El Hadj si ñàkkum ndox mi comme yeneen gox yi mais toujours li may mujjantale maam mooy lancer benn message ci ndaw yi nekk Sénégal yëpp gis nga am sa kàddu pour am sañ-sañu fal ak folli ci sa diiwaan wala jaralul ñàkk benn journée ëllëg bul jooy di mettitlu ndaw ñi nañu am fulla nañu dem uti certificat de domicile bu ñu fa jógee dem uti certificat de résidence bi ci des ñu ngi interpeller sous-préfet ak préfet yi nga xam ne yàlla dong la ñu fa nekkal dooy wax ni ñoom nekkuluñu fa sax nguur parce que bu nguur ñëwee ba folleeku ñoom dañuy continuer nekk fa ba keroog ñuy retraité yàlla dong la ñu fa nekkal nañu wax maire yi dëgg te jàppandalal aussi askan wi ñu mën a am résidence ci commissariat yi ak brigade yi mais maire yi fi nekk ak tappale yi ñu tappale ñu ëpp ci ñoom ci seen wàllu doxalin ci wàllu suuf yeneen ñaari at yu ñu yokkaat ci seen mandat yépp taxul ñu doyal dañoo bëgg a continuer waat def ay transfert d'électeurs ba noppi yokkaat ci utal seeni ay militants ay résidence ba nga xam ne yeneen militants yu yeneen mouvement wala yeneen parti du ñu mën a am ay résidence mën a participer ci élection yi. metti maam ci guddi gi daanaka ñi xaw a yéex a tëdd ñëpp yëg nañu ko laataa ñuy tëdd. ñu fanaanoo tiis woowu mais dem gi lu mënta ñàkk la. dem lu mënta ñàkk la mais ki dem lan la ñu bàyyeel lu ñu war a mën a topp. loolu moo ci am solo. Serigne Hadji Abdoulaye Thiaw Laye ñëpp xam nañu ko ci fraternité. bennoo gi mu mus di dox message bi mus di amul benn bi mu nekkee mag léegi mais amul benn këru diine bu musa am xew-xew ci Sénégal lu dul ni moom lañ fa yabal wala mu demal fa boppam ba bi muy nekk xalifa njabootam yépp da leen a tuddee njabootu Serigne Touba njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick ak njabootu yeneen nitu yàlla yi nekk ci Sénégal donc moom ci boppam mooy fédérateur moom ci boppam mooy unité nationale donc moom waxu ko wootewu ko mais da koo jëf ci njabootam da koo jëf ci ay jéegoom ndax dañ ko xàmmee ci loolu man maa ngi ko jëkk a gisee ay vers 80 et quelques yooyu ci Abassa muy julli gi El Hadji bu saax doon def ci campement Ngexoor mais ci laa commencé am xàmmee ko nag di ko xàmmee ci xew-xew yi muy dem Touba Tiwaawan nga xam ni kii dafa am mission mag bu muy dox dox na ko ba wàcc na ñu tëral ko ci wetu way juróom ci palaasu leer bi nga xamante ni bii doo fa aw mukk guddi même bu dee bëccëg sa tës doo yëg ni fii leer moo fi nekk donc wax dëgg yàlla xanaa métit wi ci li mu tàqalikook ñun mais xel mu dal la demee ki ci des itam lan la ñu bàyyeel donte yàggul ci xilaafa gi sëñ Abdou Rahim Seck premier message bi mu jëmale ci nguur gi bi mu remplacé Seydi Ahmed Tidiane Seck mi nga xam ni moom lañ doon wax alxuraan ju taxaw mais moom bi mu remplacé premier message am mooy yéen ñi jiite askan wi bàyyi leen xel ci askan wi ndax li ngeen am ci ay teraanga
moomeelu askan wi la bu ngeen ko lekkee bàyyi leen ëllëg di ngeen ko layoo ak yàlla. doy waar. loolu laa jëkk a retenir ci message bi nga xamante ni bii moom yónnee yëkkati na ko bi mu nekkee xalif et loolu mu wax noonu muy message koo xam ni xam nga ni àdduna séentuutu fi lenn ci kenn lu dul sa digganteeg yàlla ba tax ngay recadrer kilifa yi yor moomeelu askan wi teg leen ci yoonu njub loolu kon lu am solo la ci ñoom ñaar ñooñu seen dem wax dëgg yàlla tiis la ci Sénégal mais day yee Sénégal yi ñu xam ne àdduna jeex na de. àdduna jeex na de. jeex na ba noppi waaw jeex na ba noppi nag ñu war a xoolaat jikko yi comportement yi doxalin yi mbon yi ak yeneen yi ñu mënta wax. voilà da nga daaneel femme sa waa jox leen ko tamit. mais ñoom kenn xamul tànk bi ñuy feccee. ñoom bu Hissène Habré nekkee ci situation bi ñoom la ñoo ko topp rek. ñoo ko topp ni duñ ko wàcc benn yoon. topp ko ak yeneen complot yoo xam ne am na ci li am Tchad. ak li am Côte d'Ivoire jamonoy Laurent Gbagbo lan moo leen wutale pratiquement amul sax lu leen wutale par contre bu Côte d'Ivoire sax moo gën a ñàng parce que ay élection la woon yi kii ñu gagné daf ko bañoon te jiite réew ma ñaata nit la ñu boom Guinée après élection présidentielle yi déggoo benn organisation bu ci wax après bi ñu ko dénoncé bi Cellou Dalein Diallo militant bi ban façon rey bu ñaaw la ñu leen reyul devant tout le monde yaay jàmmee lan la deful Gambie. ñun waa Sénégal sax am nañ ci suñu ay doom yu ñu rey bu bon. ci ay wàllu àtte. tuumal leen ñu ngi fàttaliku ndaw soosu Samb. ca Gambie. Tabara Samb. lu mu deful ci lu ñaaw. Kadhafi xoolal li ñu ko def. tey Hissène Habré bokk na ci jàmbaar yi nga xamante ni bii dañu défendre lu bëree bëri ci Afrique. jàmbaarloo ak France nag. jàmbaarloo ak France. gañe ko jàmbaarloo ak Libye. ñu ngi fàttali ko xëy na xale yi mujjee judd ay 80 mais ñu judd ay 70 wala 78 wuti 80 xam nañu guerru Tchad ak Libye ni mu yàggee woon. jàmbaarti gi Hissène Habré wane woon. tinki bu mu njaam yu bëri njàmbaarti gi Tchad am ñoom sax xam nañu ko déjà ci bi attaque bi amoon Mali. bari na fa français yi bëggoon dem Tchadien ñoom ñoo fay dem lijjanti ko ñibbi si waat yooyu yëpp bu amee guerre boo xam ne weesu woon na ba noppi mais ñu topp waa ji sem ko ni duñ ko bàyyi mukk ki ko doon topp jiite woon yëf ya après bi ñu doyalee ci moom dee na dañ ko dóor bal Idriss Déby fan la mujj ñu topp waa ji duñ ko bàyyi ba indi ko fii Sénégal nangu moom ñu orchestré loolu lépp pour toppee ko fii ci yoon attee ko fii ci Sénégal tëje ko fii kasab Sénégal muy war parce que bi mu jàqee ci àdduna bi bay jeexal nguuram nanguwul kenn rey ko mais dafa xool àdduna bi yépp ni mu yaatoo mu ne Sénégal dong moo ma doy jël léppam ñëw fii toog fi am fi ay njabootam sanc fi dëkk fi kon waruñu ko tayle kon bu ñu tollee ci situation bi ay organisation droit de l'homme génnaat naan nañu xoolaat nekkinu Hissène Habré ca kaso ba loolu mooy dëm rey la jaale la xanaa ay caaxaan waay ayca li xew sa mbuur nag faw ñu waxtaane koy laay xoo foofee sa mbuur këyit moom naka jekk am ko moom am doom ju góor ñooyam nga xoox moo tax bu maire bi wax ay affaire organisation daf may sax def reetaan et yàgg naa wax opposant ya fa nekk ni leen da nga koy traduire devant la justice parce que moom il faut mu xam ne moomul dëkk bi surtout ci wàllu yoon organisation bi mu wax noonu du loolu moo fa am du réalité bi mooy ñu ko neex ñooy am résidence Malick Gueye mu ngi noonu doon wax honorable député dama ko yóbbante ci moom parce que man duma yóbban ci moom ni ko xoolal bu ngeen wàccul sur le terrain defante waa ji dafay nanguwaat élection yi ci seen loxo ba campement bu bees nu mu tudd Ahmed Diallo man dama lay sax soutenir parce que képp kuy doomu Ngexoox dafay fighting pour indi changement parce que Ngexoox doxul maire bi amul capacité doxal Ngexoox am fa këyit bu mu mën di doon am ko day jafe doxul léegi nag loolu xeex moo koy dindi nañu dem ci sous-préfet ba interpellé ko dem ci justice interpellé ko ñu ubbi bureau yi pour ñu juddoo Ngexoox am certificat de résidence te li fa amoon ci élection locale yi ñu bañ mu amaat fa mooy li ñuy wax transfert d'électeurs comme yow yaa joxe ay résidence nga jël sa mbokk Fongolimbi sa mbokk faneen ñu xam fu kenn xamul fu ñu dëkk ñoom am ay résidence Ngexoox seen représentant ci commission bi nañu am fulla même boo indee résidence Ngexoox ñun ñëpp a xamante boo indee résidence te xamuñu la Ngexoox représentant yi ci commission yi ni la doo fi bindoo lu mu jaral maire bi na leen ko jaral ñoom Ahmed Diallo ak Malick Gueye député la comme maire Malick Gueye moo jëkk a nekk maire conseil municipal bi muy nekk très jeune étudiant la nekk conseil municipal donc moo ko gën a xam nan la maire yi di doxee Ahmed Diallo
intellectuel la tolloowul niveau ak maire donc ñoom bu ñu gëmee seen fighting njuñ jaaj gu mel nii am ngexoo daañu joxe leçon ci yenn comme Ndanga Sène ku fa juddoo màgge fa maire ba ni ko dama lay defal résidence daf ko defal ba noppi xottiwaat ko fekk ndaw si am na ko ci photo ku tudd Ndeye Mati Sène mu ngi circuler partout ci internet bi xotti ko naan ko faux usage de faux la maire bu defal certificat de résidence ba noppi signé ko miimaat ko xottiwaat ko kan moo def faux usage de faux du maire ba ba noppi préfet ba ñu sous préfet ba ni moom amul compétence su régler loolu mooy lan sous préfet bu Ndindi mun na ko régler bien sûr gouverneur loolu dafa grave ministre de l'intérieur loolu dafa grave ñoom Malick Gueye nañu dem ci sous-préfet bu Sindia bu traîner les pieds ñu dem ci préfet bu Mbour kaa ñu dem ci gouvernance bu Thiès ñoom xam nañu dëkk ba ni ko Pape Diouf xamee maîtriser nañu ko ngexoox fokk mu am changement parce que doxul ki sa këyit yéen di résidence ngeen di wax lu gën a yomb résidence comme extrait de naissance ma ni am ko ngexoox moo ko am doom ji góor a yam dara bougé wul doxul léegi nag yooyu noonu faaw ñu indi ci ay changement ndaw ñi dañuy am détermination di nga wax dégg nga bépp commune bu mu doon ña fa nekk bu ñu doxalul faaw ñu jàkkaarloo ak ñoom indi ay changement parce que dëkk ak réew ñoo yam kenn donnu ko dañu ko bokk. kon bu ko kenn pàccoo te kenn mënu koo féeti. yokkuwaat ci li Ablaye Ndoye wax te loolu dong moo mën a nekk solution kese mooy de distance kii bi mesure barrière yi. distance bi ñu respecté ko takk masque yi. savon bi ci côté bi ak gel bi bu njëkk bi mu fi nekkee noonu lañ ko doon xeexee mu wàññeeku ba dellu gannaaw après la ñu soog a ñëw kii fi mu ne ki ni indi vaccin yi nga xam ni ñun yeex nañ cee jot juddu bari coow lool nag te man dama ci am benn question boo xam nee naa ñi doon dalal Bamba Kane professeur Bamba Kane ñëpp xam ko ci wàllu xam-xamam mais surtout spécialisation bi mu am ñi ko am sax Sénégal bariwul ma ne question bi ma koy laaj ak bépp sénégalais bu yeewu démb ba maa ngi koy laaj. parce que premier vaccin bi ñëwee fi AstraZeneca dama waxoon ni leen comme kenn ku nekk ñaari dose ngay jël. bu ñu amee 1000 doses est-ce que xel nanguwul ñu vacciner donc 500 personnes. denc li ci des ñun ma non balaa muy jeex dina ñëw. histoire jox na ma raison démb boo ko xoolee ci élément wu. docteur kii Badiane. wax na ko Ousseynou Badiane nangu na ni ba léegi commande bi ñu defoon ci AstraZeneca ñëwagul. donc ñi ñàkk woon seen première dose nañ continuer xaar mais bu ñu jël baneen xam nga déjà am na lu leerul kon question bi may posé waat mooy vaccin yii ñuy vacciné wu. defar nañu leen ba noppi variant delta soog a feeñ. est-ce que vaccin yi jël ko moom mooy dànk wopp ji di delta wala déet. foog ñu leeral loolu parce que li ma xamoon te ñëpp xam ko itam mooy saafara dañ koy am après tawat ñu jàngat ko ci tawat ji. te ñoom noonu lañ ko annoncé sax pour say anticorps ñu former leen ba ñu miin corona pour bu la corona dara ñu mën a xeex ak moom. mais dañu defar vaccin yooyu ba noppi nag virus bi daal di mutewaat ñu delta ñëw. léegi nañu leeral nit ñi ci vaccin yi ñuy wax nit ñi est-ce que mooy dànk delta balaa ñuy pousser nit ñi ci gaaw leen ñu vacciner gaaw leen bu génn wàllu population vacciné woo tawa ji dina dellu gannaaw du loolu de. parce que vaccin yi. moo jëkk a juddu delta bi nañu leeral ci yooyu laaj bu am solo la waaye it askan bi lañ doon laaj moo di ñàkkum suukar xanaa ñi ko war a contrôler ci boppam ñoo yeggul si ñoom moo tax ñuy defe ni mu leen neexee gouvernement bi moo yokk amul kuy contrôler gouvernement bi moo yokk te moom moo war a contrôler kenn yokk fi ku dul gouvernement bi parce que marché bii Sénégal gi kenn moomu ko yow na cortège président di jàll nga dem taxaw ci diggu tali bi fekkal génn kilifa mu neex la nga wax ko du lu yoon wala yow fii nga taxaw di joxe xibaar nga def li ñuy wax diffamation nga wax loo xam ni du dëgg. say tànk du laal suuf. kon bu yokk amee ñu toog di ko seetaan te ndeysaan jàll ndeysaan dama ko yërëm. parce que moom technicien la. mais politiciens yi def tax na am na lu mu sañul. wallahi wal azim wuurul sax ci bi muy wax da nga xam ni moom nit ku baax la ku sell li muy wax sax gënalu ko mais faaw mu wax. buy wax naan suukar yokkul circulation moo ci am ak commande boo xam dafay xaw a yeex. léegi ñi dese ki suukar dafa yokku. daa yokk daa amul. te saaku suukar bi ñu defaree Sénégal 50 kilos bi day manqué te taatu saaku ba day am suuf ndax du am toile yooyu yëpp boo ko dajalee doy na ci musiba non seulement dafa manqué yokku saaku bi motul 50 kilos day manqué benn kilo. te suuf saa ngi ci suuf ndax amul toile Sénégal doo ngay gis suukar bu ñuy sol ci saaku te du ñu ci jiital toile ba noppi. muy ñett ci insécurité maam lépp a yokk. comme nee nañu yokkuwuñu ba ça fait 2 semaines ñu ngi jooy ay plaque yi ñuy taf ci oto donc jël jógee 20 000 dem ci 40 000. yu teg doublé ko. kenn wax na ci dara.
mam Diallo na xam ni suukar doo nga yokkuwul ceeb dafa yokku. diwlin dafa yokku. Diallo na xam ni diggante bërki démb ak démb bi mu tawee léegi ay centaine de tonnes soble moo yàqu. lompul pootu. amuñ ci pexe ñoom. Diallo na xam ni laataa loolu ciment dafa yokku. fer dafa yokku. béton dafa yokku. lépp a yokku Sénégal dama fi doon wax nen am na lu gën a ñàkk fayda nen sax loo xam dafa yokk. moo di xobu laurier sax dafa yokk ci marché laurier mel ni bu ñu la daan jaay juróomi xob ci benn sachet bu 25 ñett lañ ciy def léegi te daa ko jënd lépp a yokk c'est-à-dire que ñoom dañu nekk ci benn classe VIP boo xam ni. xamuñu réalité bi Sénégalais yi di dund. xamuñu souffrance bi Sénégalais yi di dund parce que boo nekkee ñu lay escorté 10 ans fukki at. bu fekkee ñëmoo benn yoon banque lu ëpp fukki at dëgg-dëgg foog nga nekk garmi pour nangu ni am na ñuy xëy ba ngoon te du ñu am 100 francs boo nekkul garmi dëgg-dëgg doo mën a gëm loolu. mais ñoom ñi jiite réew mi ñoo gën a xam ne fi mu nekk nii ŋabbinu askan wi amul amee. kaw gi fexe nañu ba kaw gi foo dem am na courant tey. ci ay benn dëkk fexe nañu ba foo dem laggal nañu fa ndox xam nga pour lan pour gën leen a mën a xoj. parce que jox la ndox nga sakk sa teen jox la courant nga sànni sa lampe pétrole. courant bi bu weer dee bu ñu la joxee facture doo ko mën a fay ñu coupé ko ca saasa ndox mi dañ lay contrôler maintenant waxtu wi ngay am ndox ak waxtu wi nga du am ndox parce que jël nañ lépp jox ko ay tubaab ba dee courant yi nekk ci àll bi ça ne lay contrôler wu ko de am na yeneen société yu koy exploité di fayekuloo nit ñi facture yu cher nañ ma weddi seet moo wax leen turu société bi. bu dee ci ndox mi itam Aquatech moo koy exploité. bu quartier bi amee ndox ba gi guddi gi quartier bi am ndox boole ci di fayeeku lu cher boole ci facture ndox 2 mois lañ ko xamee woon Aquatech xam nga nu muy def 28 comme ñu ngi ci mois de août day def facture bi da koy daté 28 août ak 2 octobre bu da ngay foog ni 2 mois la de. mais 28 août ak 2 octobre daa tal benn mois ak ñetti fan noonu la ñuy bind seen ay facture di sàcc ça loolu mooy vrai mot bi quoi dañuy sàcc askan wi. te foofu lañ toll tey léegi gouvernement bi bëgg sëgg yooyu yëpp ñu naan dañuy spéculer kenn spéculer wul nguur gi ñoo yokk li yokk. lépp yokk Banda Fall ci seen TV l'officiel nee na benn nen sax 125. benn nen sax léegi 125. non nen 150 lay jar. benn nen léegi ñu 150 engrais sax dañ ko yokk wala mu ñàkk. engrais dafa yokk. engrais bi nga xëy ni moom moo lay mën a may sax nga xaw a mën a am lenn. dañ ko gis dafa yokk sax gisatul. lépp yokk dañu gis ñu yokk ko. réew mi yokku. waaw bilaay Sénégal dégg sax dafa yokku. waaw dégg sax dafa yokku. dégg sax dafa yokk la ngay wax ma wax ko pour mu yokk ne du ma ko wax waa régie ay ca jaajëf kon nag Birahim Diadji Touré dañ lay bàyyi gërëm rédaction. waaw ba midi incha allah ñu teewal. maam Birahim dama leen di demander. rédaction def leen benn reportage ci benn chantier. boo xam ni entrepreneur ba dafa ëmbaale maçon ëmbaale ferraille ëmbaale électricien ëmbaale carreleur ëmbaale peintre. boo laajee yooyu benn bu nekk am na spécialisation bu ci nekk nga laaj leen amu ci benn ci matières yi defar yooyu loolu ni yokku na di dib yàlla lépp a yokk mayonnaise sax mayonnaise dafa yokk parce que diw ak nen dafa yokk te diw ak nen mooy dafa mayonnaise. nee na ma mayonnaise pour ñu diwal la mayonnaise benn kuddu la ñuy def léegi. da nga daan jëndee 15-10 moom mënatoo xalaat sax. non 15-10 moom amatul moom. 15-10 man du sama. def nañ loolu ngeen xool ci bâtiment secteur bâtiment donc laa wax ngeen xool. dañuy def ngeen xool yokkute gi ci am. incha allah lépp a yokk Birahim dëkk bi moo mel ni moolu dakk kenn contrôlé wu ko. incha allah jaajëf Birahim kon jaajëf ba ci kanam kàllaamay nasaraan 89.7 ngeen ci ànd ak Birahim Diadji Touré le député du peuple